Sénégal yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf yaa war a wax yaa ñu saf ndem si yàlla Ndiaga Mbaye nee na waruta tax kenn di wax lu mu xamul l'observateur nañu loolee moo dal njiitu réew mi Macky Sall moom Macky Sall ci fitna juree ca la nekk jamono ji li ko ci dugal ba tax mu waaru moo di waame gi journal bi dañu fàttali ne ci campagne électorale 2019 moom Macky Sall candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci la waxee woon ne tàggale na réew mi ak inondation lijjanti na ko ci ñeenti at waaye ci atum ren ji ci la ñu gis lu wet di waxam réew mi taw jaxasoo kër yu bari di tëmb nit ñu bari di tëmbale ba ñuy wax ay waxi plan Orsec ki plan Orsec njiital Pastef Ousmane Sonko ma ne woon démb ca banlieue bu Ndakaaru ngir demoon xooli ji ak masawu ji askan wa inondé l'observateur nee nañu fa la waxee ne li xew ci inondation yi dafay wane ak lajj goog Macky Sall ak waa këram dib gouvernement am lajj nañu ko ci wàll wi La Tribune nañu waame gi wàcc ci réew mi ba génnee nit ñu bari ci seeni kër dafa far génne waale ay jikko yu bari ci géopolitique bi pouvoir bi opposition bi ci xaxarante ak dim bi fa foorante ca la ñu toll Ousmane Sonko mi ngi ŋàññi li mu tuddee ak cuune gouvernement bi waa PIT di ŋàññi doxalinu opposition bi ci réew mi ba di leen waxal ne dañoo bëgg a jël coonob askan wi di ko politique waa parti démocratique Sénégal di ñooñi Abdoulaye Wade yi Tribune xamal nañu ne tey jii ci alxames ji ci la ñuy wàll si ci géew bi Le Quotidien nañu seen taxawaay ci situation bi kay wax nañu ko ba noppi nee nañu audité programme yi ñu teg ci réew mi ngir xeex inondation yi Ousmane Sonko xamalaat ñu ci xët mu njëkk Le Quotidien ne moom amul sikki sàkk 767 milliards yi ñoom Macky Sall ne woon dañu koy dugal ci pexe xeex inondation yi 48 milliards kese la ñu ci dugal suur soo nañu ndox mi tàmbale na tàngal xaat géopolitique bi waa parti démocratique Sénégal nee nañu dañuy saisir assemblée nationale ngir ñu lu ñutu leeral programme ak projet yi nguurug Macky Sall di doxal Ousmane Sonko dellu fa baamuwaat ne 760 milliards yi ñu nattaloon plan décennal lutte contre les inondations 49 milliards yi rek la ñu ca def ba tey ci journal Source A Ousmane Sonko ma ngi fay xamle ne Abdoulaye Wade mas na koo wax bés ne ko bàyyil di wax ne nguur gi fi nekk bu ñu fi jugee Macky Sall mi leen jiite mooy njëkk a dem kaso Sonko ne loolee maa ngi ciy gërëm bu baax a baax Abdoulaye Wade ci conseil waaye damay yëgal ñépp ne awma benn garantie bu may jox kenn njiital parti Pastef du Ousmane Sonko ba tey ci xët mu njëkk Vox Populi nee na fa waxi Macky Sall yi woon keroog ci inondation yi waxi caaxaan la yàpp askan yi moo tax inondation am ci réew mi nit ñi di taalee ka tëmbalee ka buujlee ka xuusa ka ngàcc mu bëgg a jël lépp di ko gàll ci ndoddal changement climatique Source A moom it dellu si ci coowal inondation yi di ñu xamal ne président Macky Sall mi ngi xaar ñu defal ko rapport ci li ñu jot a liggéey ci plan décennal lutte contre les inondations looloo waral journal bi bind ne muy Mansour Faye di Omar Gueye Pape Diouf ak Khadim Diop nañu wàcc te xam ne ci fuye leen lu ñu te seenub liggéey ci la ñu jëm ministre eau ak assainissement di Serigne Mbaye Thiam ci ndoddam la yëfi gàlle Soleil national xëy ñu xibaar ci xëtam mu njëkk ne président national di Macky Sall santaane na ci ñu taxaw ci collecteur bu Fann Hann defar ko ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye Soleil mi ngi ñuy xamal ne ma nga woon démb ca kees ba dik askan wa ca biir ndox ma ne danañ leen wutal saafara nu mu gën a gaawee ministre beneen ci yeneen i yéenekaay ci meneen mbir mu di ministre enseignement supérieur recherche ak innovation di Cheikh Oumar Anne journal La Tribune ak journal L'Info xëy nañu lu mu def téeméeri milliards yu manqué ñett maanaam 97 milliards moom la ministère am dugal ci fukki projet ak juróom-ñett yu ñeel wàllu recherche scientifique La Tribune dolli ñu ci ne ay projet yi gëstu la yu jëm ci xeex coronavirus bi coronavirus beeg ni mu mel ci jamono la Sénégal nee nañu moo waral ñu jël ay matuwaay yu rëy ci màggalu Tuuba ak ren gi juróomi téeméeri nit la ñuy jël teg leen ci li wër jumaa ji ngir ñuy fexe ba askan yu màggal si wàccoo ak geste barrière yi ñu santaane comité d'organisation bu màggalu Tuuba gi it aaye na ren ay plateau télé coronavirus bi ñuy ragal mu yàq match amical bi Sénégal war a football ak Maroc juróom-ñeenti fan ci weeru octobre ca Rabat stade yéenekaay nee nañu fédération Maroc bu football mi ngi dalal xel yi record yéenekaay jox kàddu gi Mohamed Makrouf mi jiite fédération bi muy dalal xel yi di wax ne jongante boobee benn ñool du ci am léppay jaar te ñu jàll wutali Touba Mbàkke waajal gi ñeel màggal gi bu Cheikhul Khadim ren nag yamoog mbas ci àddina naka noonu fii ci Sénégal moo waral ñu ci mel ni daayira Muxaddamatul Xidma ca diwaan gu tedd ga taxaw ngir jógloo juróomi téeméeri agent su boobaa ngir rek askan wi taalibe yi di mun a wàccoog li nga xamante ni mooy taxawaayu fàggandiku di geste barrière yi leeral li soxna Mariama Diop. ay coppite yu bëri dinañ ko nemmeeku ci jumaa ju mag ji ci màggal gi ñuy dëkkmal bu ñu sukkandikoo ci sëriñ Abdoulahad Bousso mii di jiit bu daayira Muxaddamatul Xidma. le 14 safar ci la ñuy tàmbali nag liggéeyu màggal gi bu boobaa dana am permanence su 500 personnes yoo xam ne dañuy nekk ci jumaa ji ak li ko wër ngir saytu ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko ci jumaa ji ñu war koo taxawee ni la ñuy sàmmoo itam penc mi nga xam ne moo wër jumaa ji ni la ñuy sàmmoo itam armeel yi nga xam ne moo nekk ci kanamu jumaa ji nit bu dee ziyaara nag duñu nangu ko toog moom bu duggee rek day ziyaara génn jàll may moroom mu ñëw lépp loo xam ne digle kër docteur la daanañ ko def ngir mooy tondiku mbas mi buntu jumaa ji dana am ñu fiy taxaw danañ fi teg ay bërigo yoo xam ne ngir raxasukaay lay doon kuy dugg ku nekk dana amit ku taxaw ci wetam yor sel ngir ku raxasuwul wala koo raxasu ba noppi te bëgg a laal sel itam ñu defal ko sel mu laal dana amit ku taxaw di contrôler masque yi li nga xam ne nag moom la ñuy ñaan képp kuy ñëw mu sàmmonte ak moom na takk masque bu accès na raxasu mbaa mu laal sel bu duggee
na dugg fi ñu ko toogloo ci sàppe yi bu ñuy dugg itam nañu rang boo xam ne diggante ku nekk ak morom ja dana am espace ngir sàmmanteeg ndigal li nag bés bu ne danañu pompe jumaa ji ñaari yoon aspiré tapis yi ñaari yoon moom itam suba ak ngoon. daayira Muxaddamatul Xidma noppi ngir màggal gu jaar yoon lépp lu jëm ci setsetal jumaa ji waaye itam taaralaat bërëb bi dinañ ci jublu leneen itam loo xam ne moo jëm ci wàllum digle kër docteur ñu ngi ciy taxaw seen kéem kattan ba ñu amal màggal goo xam ne duñ ci tudd benn yoon Covid-19 Marema Diop fii ci Touba RFM. jërëjëf soxna Marema RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróomi minute. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. mbootaay gi nu dénk may gét gi ñeel fu ci mel ni kaso yi Sénégal di observatoire national des lieux de privation des libertés ñoom lañu gis rek ci doxalin ñeel kaso yeeg kilifa ya fa ci wàllu yorin yeeg may gét gi ñeel prisonniers yi ñoom di lu nu rafetlu ci dig-digalup li nga xamante ni mooy jamonoy mbas mi rawatina gisuñ te it naka noonu wàllu torture di mitital yoo xamante ni yu mat a wax la loolu kon jàpp na ci seen ak ketlu bokk na ci ñoom présidente boobu kuréel di Josette Marcène Lopez Ndiaye doon amal ak ngan fu ci mel ni ci kaso yu Saint-Louis Thiès ak fii ci Ndakaaru ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye moo mu ngi woon diwaanu Thiès xamle na fa askan wi plan d'urgence di ay matuwaay ci lu jàmp loo xamante daan ko tëral ngir diwaanu Thiès ci wàllu xeex beeg inondation diwaame gi délégué de quartier it yegge ko ay tawat yeneen Cheikh Anta Diop. jëwriñ ji nga xamante ni moom moo yor wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye àndoon ak délégation bu takku bokk ci gouverneur préfet yi maire Thiès ba ci député bi di Abdou Mbow dikkoon nag doon xool mbënn mi tolluwaay bi ak jafe-jafe yi nga xamante ne askan wi am nañu ko fii ci diwaanu Thiès chef de quartier yi nga xamante ne fekk nañ leen fi ku nekk jël na kàddu wax jafe-jafe yi ñuy dund. parce que ñun tamit kii fu feesee suñu kër yi pendant 3 jours ni ngi ngaj dafa métti. même en ville ndox mi jógee foofu yëpp fi lay mujjee le canal li muy recevoir suñu ndox moom la attanul. parce que c'est un projet lourd que l'État doit faire mais war nañu mën a def un dragage. et peut-être même que si ceci est fait. cette zone peut être édificante. effectivement. Aly Ngouille Ndiaye déglu leen bu baax. te ne li mu fi gis dina ci indi ay pexe ci lu gaaw. gouverneur yóbbu nañu ci 4 points sur les 6 am na yeneen ñaari points yu war a def wax dëgg yàlla gis nañu ci points yooyu que ne du point yu jafe réglé c'est vrai que yàgg na nag kenn jëlu ko à bras le corps mais je peux vous assurer que dinañ ko jël pour li ñu mën a régler dans l'immédiat ñu régler ko li nga xam ne lii mënuñ ko régler dans l'immédiat ñu dugal ko dans le programme décennal de gestion des inondations. lii mandargal na nag jëwriñ yi nga xamante ne moom moo yor wàllu biir réew mi teeru nañ ko fii ci diwaanu Thiès. Aly Ngouille Ndiaye ko jur. waaye nag bi muy ñibbi taw bu bari moom moo ko gunge ba mu génn Thiès RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf Cheikh Anta kon monsieur le ministre bu mu fàttee galañ boobu ko waa Thiès yëkkatil ñu ngi xaar boobu projet doon lu jëmm incha allah ci li ñu dëgmal ne waxtu wala fan ci kanam leneen ci xibaar yeeg RFM di ay candidat baccalauréat yu mel ni xam naa du ñàkk sama technicien bi ma janool doon tricher ca Tambacounda waaye fukk ak ñett dañ leen mujj daal di jàllale ci kaso bi bokk na ci it ñaari étudiants yu leen doon jàppale ci tricher gi ñu ngi ko doon defee nag jaare ci WhatsApp gi ci jamono examen bi ci boppam leeral li Moussa Oumar gi juróomi candidat yi bokk ci jury 1203 bu centre bu Goudiri daanaka tey ji la ñuy fanaan seen guddi gu jëkk ci ndungu seen maison d'arrêt correction bi nekk ci quartier Liberté bu Tambacounda ñoom nag dañ leen tuumaal dañ doon amal ay tricherie ci wàllum jongante baccalauréat yi génn ci département bu Goudiri que dañu jàpp ni ci enquête yi nga xam ne jot nañ ko def ñoom nag dañu bokk ci benn WhatsApp groupe boo xam ni dañu amoon ay documents yoo xam ni daanaka ay correction épreuve yu ñu joxe woon la ci jongante baccalauréat bi ñu jàppee kenn ku jigéen mu daal di wone ñeneen ñi ci des ñi nga xam ni ñoom ñooy agent brigade gendarmerie yi nekk ci Goudiri daal di nag jàpp luy toll ci fukk juróomi nit mu bokk ci fukk ak ñett ay góor ak ñaari jigéen ñooñu nag ñu daal di leen defeere indi leen ci tribunal grande instance bu Tambacounda bi timis weesoo tuuti nag lañ leen jël placé leen sous mandat de dépôt yóbbu leen fi nga xam ni mooy si prison bi nekk ci quartier Liberté laata kon bésu àtte bi di jot Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. jërëjëf Moussa Fatick la ñuy wutalee ki enseignant yu fa ca bootu ci kuréel ak syndicat gi di SAEMS ñoom nag li nga xamante ni mooy artu guñ doon def ngir dëddu wan ginnaaw boycotté examen
BFM gi ñu di waajal fukki fan ak ñeent ci weer wi di ñëw loolee dinañ ko def ñu ne le 14 prochain du ñu daal di teew ñoom SAEMS ci yooyu examen BFM di ñaawlu rek ba tey jii ñu ne ajandi gunu ajandi salaire kenn ci ñoom dañu ci déglu secrétaire général SAEMS Fatick Katim Touré ak Aminata Goudiaby. dafa am lu ñuy naxarlu yo inspecteur d'académie bu Fatick sunu benn xarit bi ñuy wax Cheikh Thiam dafa dagg salaire am depuis février 2020 la dagg salaire am ngir lan mu dagg ko ndax collègue bi dafa gagné mouvement national ñu affecté ko Ilmar moom mu jël kut ba ko redéployé yóbbu ko feneen ñun loolu la ñuy bañoon parce que fi mu ko bëggoon yóbbu ëpp na 100 kilomètres ndoorom séeréer la ko bën a yóbbu ñun ñi bañ léegi bañ boobu ñu bañ nag moom la dagg salaire am depuis février 2020 mais imaginez tey jàngalekat bu toog 7 mois 8 mois amul salaire te mu nekk fonction de l'État nekk père de famille moo tax enseignant yu région de Fatick ñun préparé nañ pour boycotter examen yi maanaam du ñu faslante xànc ak morom ci examen yi nga xam mooy ñëw ci région de Fatick ak ci Sénégal yépp mais ñun Fatick duñ ko def le 14 septembre 2020 dañuy taxaw ne ñun ku nekk ci ñun day nekk Cheikh Thiam yaa ñëw dagg sa salaire donc dañuy boycotter examen bi ministère éducation nationale depuis problème bi am ba léegi ñoom ba léegi mënuñ ko régler alors loolu nag ñun loolu daf ñu jaaxal boo xam duñu mën a comprendre 7 mois mu toog fu ne ñu ngi fay dugg di ko lijjanti ba léegi mënul lijjantiku léegi nag dernière arme bu ñu am mooy fi mu ne ni taxaw rek naxasal examen yi nga xam moom la jublu ci BFM bi di ñëw incha allah bu neexee yàlla. ndajem conseil des ministres démb ca palais de la république bokk na fa ca dogali pal ya fa jógee benn dogal la sax mooy paluk njiit lu bees bu commerce intérieur fii ci Sénégal léegi Oumar Diallo mooy ki ko jiite moo nekkoon ba fii ki jiite wàllu commerce régional am Ndakaaru ka mu wuutu ci kon direction commerce intérieur di Ousmane Mbaye. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. dialogue politique gi jeex na ponk ya fa jib nag ci waxtaan yi bokk na ca li ñu yëgoo ñoom ña seqoon yooyu waxtaan ci wàllu kon accord 24 ci poñ donte des na juróom yeneen yoo xamante ni ak juboo amu ca mu des experts yi kon def xayma gi Pape Bes Diba. commission politique bu dialogue bi noppi na liggéeyam ginnaaw benn at ak ñetti weer ñu amal juróom-ñaari fukk ak benn réunion acteurs yi ko seq pouvoir opposition non aligné ak waa société civile alarba gi moo nekkoon seen réunion bu mujj lañ foo waxtaanee moo di nan lañ mën a méngalee calendrier bi ba nga xam ne campagne yu bëri ak élection yu bëri yi day jeex ci réew mi Cheikh Sarr moo teewal majorité bi. Sénégal wote yi dañ fee bëri war nañoo mën a xool nan la ñuy organiser wote yi ba ci juróomi at yi ñaari yoon la Sénégalais di voté loolu la ñu wax mais waxuñu 2024 waxuñu d'ailleurs bi ñu koy proposé dañu jël sax l'an 2000 pour wane ne ñun waxuñu ne dañ koy def avant 2024 waxuñu dañ koy def après. opposition bi ne d'accord na ci proposition bu pouvoir bi waaye application bi moom dafa war a door ginnaaw 2024 As Babacar Gueye. mën naa nekk te baax na liñ ciy bañ rek mooy vraiment d'accord nañ ci bu dee dañ koy appliquer en 2024 bu ñu defee présidentielle ak législative ci benn at ñu mën a noyyi toog 2 ans wala 2 ans et demi daal di nag def élection locale ak élection des hauts conseils. ginnaaw fukki weer ak juróom ci discussion yi am na ñaari fukk ak ñeenti poñ yoo xam ne ni d'accord nañ ci am na juróom yoo xam ne nii nag dañ ci àndagul la waaye soo ko méngalee lañ d'accord ak lañ d'accordul juróom yi moom dafa mag te rëy lool tax na ñuy xaar ñoom waa opposition évaluation bi experts yi nar a def ci loolu. audit bi ak évaluation fichier bi moom ñu démarrer ko rapidement te loolu nag mooy déterminer après yeneen élément wu processus calendrier électoral état moo ci des jébbal nañ ko lépp. ñoom acteurs yi seq dialogue bi dinañ gisee alarba gi di ñëw ngir mën a pare rapport complémentaire bi. tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay fay El Hadj Assane dañuy koy daal di door rek wàllu football ak Guinée-Bissau mi nga xamante ni bokk na ci adversaire Sénégal ci wàllu éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations ci atum 2021 Sénégal nag wala bokk waa Guinée-Bissau ñoom itam ñi ngay waajal bu baax a baax googule jongante ñoom danañ amal ñaari jongante xaritu bu njëkk seen diggante ak Gambie ba ca des seen diggante ak Mozambique danañ amal itam stage foofule ci Portugal ngir waajal kon bokk seen jongante seen digg ak Sénégal dañ si daal di déglu seen sélectionneur di Bassirou Kandé ci téléphone Youssouf Bodian. Nous allons préparer normalement comme tous les matchs. dinañu waajal bu baax a baax ngir match xarito yi nga xamante ne moom mooy am suñu diggante ak yenn équipe yi lée loolee dina tax nag ñu daal di defarawaat bu baax a baax si match bi gën a am solo bi nga xam ne nag ñu ngi ko nar a football ak Sénégal dinañ jouer ak Gambie ak Mozambique foofee ca Portugal date FIFA yu octobre yoo xamante ne nag loolee rek la ñu am ngir waajal match Sénégal bi tam Gambien yi ñoom ay anglophone la ñu daanaka ni ñuy footballé ñoo bokk ak waa Sénégal ak Guinée-Bissau Mozambique itam
noonu lay footballé kon nag daañu ci def suñu kéemtalaay kàttan ngir waajal bu baax a baax. Alors nous allons faire le match contre lui pour préparer bien l'équipe nationale de Guinée. mbas bi di coronavirus tax na ba championnat yu bëri taxaw seen championnat tamit taxaw na est-ce que tey ragaloo si yenn ci sa joueurs yi am baisse de forme ndax ni ñu toogee lu yàgg joueur ñu. Bon, c'est la même chose pour les pays, né? Il a pas beaucoup de. daanaka anam yëpp benn la metti la def ci réew yi la mu doon nag surtout suñu yenn joueurs yi nga xamante ne dañuy daal di door seen championnat foofee ca Europe waaye nag yeneen équipe yi dooruñu seen championnat ci waxtu yi nga xam ne moom la Europe di démarrer mu nekk nag ay jafe-jafe yu bari ca Guinée-Bissau ndax moom daanaka amul jumtukaay yoo xam ne moom la Sénégal am waaye nag ak lu ci mënti am daañu def suñu kéemtalaay kàttan ak li nga xam ne moom la ñu yor ngir waajal match yooyu. force qui Sénégal mais nous allons faire qu'est-ce qu'il y a. kooku di Bassirou Kandé di sélectionneur bu équipe nationale bu Guinée-Bissau ma nga xamante ni ñoom itam danañu amal jongante seen digg ak Sénégal ci wàllu éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations juróom-ñetti fan ci weeru novembre match retour bi nekk nañ ko amal fukki fan ak juróom-ñaar ba tey ci weeru novembre loolu bokk ci ñetteel ak ñeenteelu bëccëg bu qualification Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 ci fàttali nag Sénégal mu nga féetee ci place bu njëkk bi ci groupe di groupe I bi daal di am juróom-benni poñ Congo ak Guinée-Bissau féetee si ñetteel ak ñeenteelu place bi si ñaareel ak ñetteelu place bi ku ci nekk si ñoom nag dal na am ñetti poñ ñeenteelu place bi nag fa féete moo di Eswatini moom nag 0 point la dal di am Confédération africaine bu football ñoom tey jii danañ amal ab lël foofu la ca Caire ngir jël yenn ci ay décision ñeel lii di compétition africaine yi ndax danañu wéyal amal li nga xam ne daal moo di Ligue des champions ak Coupe de la Confédération ni ki tey jii nag la ñu daal di jël googule dogal gannaaw comité exécutif bi jàpp ni tamit danañu kon bokk jël itam wala bokk tapp réew mi nga xamante ne moom moo fas yéene kon bokk dalal lii di Coupe d'Afrique bu beach soccer 2020 fàttali nag Sénégal moom dal na déposé ab candidature am ngir daal di wutu beneen réew mi nga xamante ni moom moo doon jël gi décision organisé lu ni mel waaye deltu ci gannaaw moo di Ouganda fàttali nag Sénégal moom dal na gagné lu tolloo ko juróomi yoon lii di Coupe d'Afrique des Nations bu football de plage ñu daal di waxtaanee wàllu football ak équipe bi nga xamante ne moo di Paris Saint-Germain moom nag tey jii dina daal di kon bokk soobu ci jongante yi gulet nag gannaaw ba saison bi doo rek léegi ndax ñoom dañ doon bër waaye jàppale ni seen diggante ak Lens lay daal di doon tey jii ci ngoon ci bu 19h jotee waaye googu la jongante joueur Paris Saint-Germain yu bëri duñ ko daal di teewee ndax coronavirus bi nga xam te ne moo daal di dal seen kaw ku ci mel ni Mbappé Kylian Mbappé jàpp Neymar ak kii di Marquinhos ba ci Ángel Di Maria Alphonse Areola moom doonoon fii jamono gardien bu Paris Saint-Germain dañ ko abale woon nag moom daal na dellu soit équipe am waaye gannaaw bu mu ñëwee itam ci diggante bi lañ ko daal di kon bokk abale waa Paris Saint-Germain daal di ko jox équipe bi nga xamante ne moom moo di Fulham mi nga xamante ne ñoom ren gi lañ daal di yëg ci première division ce championnat bu Angleterre di Premier League bi moom Alphonse Areola mbébétam mooy fexe ba kon bokk compétir ngir mën a deltuwaat ci équipe nationale bu France bi nga xamante ni bokkoon na ci joueurs yi nga xamante ni souvent dañ leen daan convoqué ngir ñu daal di kon bokk teewal seen réew ci jogante yi ñuy amal ñu daal di ko jeexale ak wàllu US Open ci jigéen ñi Serena Williams moom nag daal dina qualifié ci wàllu demi-finale gannaaw bu mu dooree démb ki nga xamante ne moo di Pirinkova di joueur Bulgarie 7 ci benn moom mi nga xamante ni moo doonoon numéro 1 mondial di Serena Williams ni ki tey ji lay dal di xam kan lay tasel demi-finale ci US Open moom Serena Williams nag dana wéy kon bokk ci ñu gën a xarañ ci wàllu tennis ndax fi mu toll nii mu ngay wut li nga ñuy tuddee Grand Chelem nag Alaaji Assane boo ko déggee moo di compétition yi nga bokk yëpp dañ leen daal di gagné. très bien et puis moom macha allah carrière am gàttul de. waaw gàttul di wane rek njàmbaarteem. ma nga noonu daal ma nga noonu amaan na tamit beneen sërëm bu ci nekk di ci yëngu. ok waaye ñoom ñaar ñëpp daal mën nañoo jàpp ni seen tur bind nañ ko ci taarixu tennis. ak nay la. waaw mi ngi noonu. jërëjëf Cheikh Tidiane. ak RFM kumpa jeex na. ñu yegg seeg yéen ci chronique culture beeg soxna Fama Dione. dal leen ak jàmm ñu wax ci wàllum bind téere yi soxna si artiste photographe la di liggéey tamit ci wàllum vidéo Ina Thiam génne ab téere boo xamante ni 100 ci ay page la nekk nag ak compilation texte ak image issue de secours dialogue indélébile noonu la tuddee téere bi. dafa mel ni nit boo xamante ne danga nekk ci immeuble bu mag bu lakk immeuble bi day lakk nga nekk ci biir saxaar si gisoo sax sa bopp gisoo foo jëm donc bunt boo dal rek yaa ngi koy tijji pour jéem a génn immeuble boobu balaa
muy daanu sa kaw wala lakk bi di la fa fekk parfois nga tijji buntu gis ne foofu yoon boobu baaxul parce que saxaar si gën na faa bëri donc buntu bi ñuy wër rek boo nekkee si immeuble boobu benn buntu ngay wër mooy bi ñu bind exit issue de secours boo duggee si immeuble yu mag yi da ngay gis porte yu ñuy bind exit mooy en cas d'urgence foofu la nit ñi di jaar loolu moo tax ma tuddee livre bi à issue de secours. ci li nga xamante ni ab autobiographie la Ina Thiam di nettali xoxotal ak sàkku gi nga xamante ne ñu ngi koy sàkku jigéen ñi. victime boo gis rek mi ngi am lu ko metti ci biir sàkku buñ ko sàkku te neexu ko amaana bu mu nekkee xale da koy topp du ko fàtte am na yenn day culpabiliser day rus. donc loolu laa décrire nga nekk ci biir immeuble bi saxaar ci sonal la man je juge que man jàpp naa ne gis tijji naa buntu bi sama buntu issue de secours nag bi ma génnee ci immeuble bu bari saxaar boobu mooy art en général bi ma duggee ci milieu art bi nekk ci cultures urbaines ba pare nekk photographe parce que moo ma permettre ma am sañ-sañu rusatuma wax ne lii kat dal na ma bi ma nekkee xale. mu nekkoon noonu Ina Thiam bala ñuy jeexal xam leen ni prix art humanité Dakar 2020 relancé waat nañu ko prix bi nag nara delloo njukkal ay ndaw nekk artiste bàyyeeku fii ci Afrique daañu ko joxe nag en ligne li ko waral moo di mbas mi di coronavirus ba tax daje yu bëri ñu koy dàq ba jëmi jamono li moo nekkoon seen chronique culture ba ëllëg ak jàmm. incha allah Fama jërëjëf corona googu sax ak tolluwaayam ci àddina moo waral Coro News boobaak léegi ak RFM ñi ci ànd tey ak Oumar Mbow. ñi amee mbas mi di coronavirus mu ngi wëy di yokk bés bu jot ca Maroc moo tax njiit yi yokk li ñuy woowee état d'urgence bi junni ak ñeenti téeméer ak ñaari fukki ak juróom-ñaar faatu nañu ñeel mbas mi koom-koom réew mi itam daal dina dellu ci ginnaaw guleet bi li ñuy woowee communisme jeexee ca réew ma Pologne réew bi gën a développé ci wàllum koom-koom ca Europe centrale moom itam mbas mi laal na ko njiit yi ñoo tere mbooleem vol bi jóge ci ñeent fukki ak juróom benn réew te ci yile réew Roumanie bokk ci ñaareelu fan weeru septembre bi ñu génn ñi ñu saytu seen yaram gis ne dañoo amee mbas mi di coronavirus bari nañu itam loolu ca Allemagne gouvernement bi mën na te noppi na itam ngir tere confinement bi amaat fa réew bu Portugal taxawal na talaata bi ñu génn benn application ngir topp ñi amee mbas mi ngir rek ñu mën leen xam mën leen itam moytu bu baax a baax téeméer yoo jël genn wala ga ci ñi nekk ci lalu hôpital ya ay bés yu ñu génn ca Espagne Madrid lañ jóge ca Royaume-Uni mbas mi tax na aéroport bu Heathrow bi nekk ca London perte lu toll ci $1 milliard sterling ca réew bu Emmanuel Macron transport public yi seeni bénéfice daal dina normelu bu baax a baax li waral li nu mel nag mooy télétravail bi ak jël vélo bi nga xamante ni français yi ñoo ngi koy def réew bu Jair Bolsonaro moom itam téeméer yoo jël fukki yi dañoo rek dellu ci ginnaaw ci wàllum koom-koom réew bu États-Unis nga xamante ni mbas mi ci la gën a def ay jéeya oncle Sam moomu nag yaakaar na ne dina amal ab vaccin benneelu fan weeru novembre bi ñu dëgmal ñaari fan rek laata ñuy amal élection